ci seen biir Télé Mauritanie su jotaay ñu seq ak yéen saa su ne tey ma am mbégte ak kontante di dalal kii di Oustaz Moustapha Lo di ko wax rek ni bismillah ci sa kër ndax moom du fi gan kër gi këram la ñu ma bàyyi ko rek mu nuyoo ak yéen nga taa ñëw ci suñu waxtaanu bés bi asalaamaaleykum Oustaz. waaleykum salaam wa rahmatullah wa barakaatuhu. waaw soxna Ndeye Fatou ñu ngi lay delloo nuyoo di la ziyaara di nuyu ñëpp ñi nga xam ne ñu ngi seetaan si seen télévision Al Mauritania incha allah di am mbégte it di tasewaat ak yow si sa émission bu am solo bi incha allah di ñaan yàlla subhanahu wa taala mu barkeel ko bu baax macha allah barakallahu fiik. amiin yaa rabbal alamin yaa arhamar rahimin donc Oustaz ñu gis ni suñu jamono dafa tombeek ak jamonoy réseaux sociaux yi mën nañu ñëpp ñu ngi fay daje. lépp loo fay seet di nga ko fa gis ñu gis ni tamit daawa bi tamit dañ ciy utiliser réseaux sociaux bi lu bari moom daawa boobu par rapport ak réseaux sociaux yi mën nañ ni point fort am la wala point faible la. waaw Ndeye Fatou da nga indi thème bu nga xam ne dafa lëmbale jamono. nekk li nga xam ni wax dëgg yàlla. li gars yi di wax couteau à double tranchant la maanaam paaka ñaari boor la am nag ay côté positif am ay côté négatif ñëpp xam na ni képp kuy liggéey tey si jamono dana xam ni réseaux sociaux yi tey am na benn yokkute ba mu def si askan bi am na aussi vraiment ay mbir yu am solo yi nga xam ne wax dëgg yàlla nit ki aussi mi ngi ko si xame rawatina léegi booy seet bépp nit ki même ci liggéeyam sax fi muy liggéey maanaam mbirum réseaux sociaux yi da koy yombal lu bëri waaye nag aussi noonu la amee safaan macha allah léegi nag si mbirum maanaam daawa ñun ñu ngi seetlu jamono yi nga xam ne dina def maanaam ay waxtaan lu ñu njëkk def mooy maanaam bu ñu amee benn sujet bu ñuy traité du ñuy dem si ay téere jamono yooyu téléphone daanaka amul léegi téere foog nga dem ba ci téere ba xool di bind jël fii jël fee jël fi dem si ay bibliothèque bind xam nga wax dëgg yàlla léegi nag mbir mi gën a jax dafa gën jafandi léegi moom da ngay am benn sujet boo am da ngay dem Google tapé mu indi la lépp lu ciy wax dëgg yàlla yombal na mbir mi ñaar aussi maanaam bépp mbir bi nga xam ni da koy soxlo ci mbirum xadiis ak mbirum tafsir ak tout ça la da nga koy am mu nekk wax dëgg yàlla accès bu yomba ji nga xam ne wax dëgg yàlla nit dafa daan dem sax bu njëkk dëkk ba dëkk pour wuti xam-xam te tey da ngay toog sa biir néeg xam-xam fekk si la tey kon wax dëgg yàlla mbir bi tey gën na yomba par rapport ak démb waaye nag dafa am lenn lu si nekk exactement mooy xam nga ki nga xam ni xëy na jàngul wala jàngam sorewul kooku mbir mi sax ak nu muy yombe noonu mun na nekk si moom danger ndax xam nga tey booy def recherche si Google tey da lay indi lépp tegal la yow nag su fekkee yow amoo niveau ji nga xam ne daa mun segg dañ lay indil yëpp li ci baax nga ber li ci bon nga ber loolu ça peut poser problème loolu moo tax foog maanaam nit ki ni ngay gëstoo ci internet bi dafa war a fekk nga am benn bagage yow sa wàllu bopp dégg nga comme ça suñuy indee mbir dégg nga jàng vrai que yomba na la lu bëri li nga xam ne da nga doon gëstu waaye nag bàyyi xel ni yow mbir yi ne indi lépp nag am na ay mbir yu si rax yi nga xam ne maanaam du nekk yu wër da nga wax ji waaw fokk nag yow nga ràññee ba mun mën def tafsil teqale li baax nga jël ko li bon nga teg ko fële kon foofu dafay am solo nit ki am benn base bi nga xam ne dañ la dimbali nag si maanaam booy def sa gëstu si li nga xam ne mooy internet bi waaye danger bi fu muy gën a nekk mooy xam nga dañuy nekk du ñuy dem ci internet bi ñëpp ñoo am bagage intellectuel ci wàllum islam ba mën a ràññee par exemple source yi comme par exemple ñoom de bu ñu gisee benn signature rek ñu ne lii de mën nañu kon chia yi la bu ñu gisee beneen si ñu ne lii de mën nañu ahlul sunna lañu ñii de suufi lañu parce que xëy na ki gëstu li gën a bari ku xamul la ki nga xamante ne ni moom xamul wala ku bëgg sax xam islam bëgg ko dugg recherché ko si Google bi wala koo xam ne ni alwaam suufa na trop dégg benn fatwa wala benn mbir bëgg ko seetantal ci biir Google bi ñi nga xamante ni ñoom ñoo xam ban taxawaay la ñu war a mën a am pour que ñi xamul ñi suñu duggee si biir internet bi di gëstu wàllum diine du ñu réer xam nga foofu mooy li mu la wax nii rek xam nga nit ki par exemple comme ni ko waxee xëy na nit ki tuub na bi mu tuubee
mu bugg a jàngal islam xëy na bu demee si yenn sites yi dana am culture générale si islam bu demee si siira dañ ci am si lu wér bu demee si Quran dañ ci am lu wér maanaam da nga am na ay sites yi nga xam ne ay sites yu fiable la maanaam boo fa demee da nga ci am loo war a xam ci maanaam ci l'islam dégg nga kooku mooy ki nga xam ne tuubeen la dafa tuub war a xam ci diine bi li nga xam ne maanaam mooy l'essentiel mun na ko xam. arkaan yeeg. waaw xam nga yu mel noonu arkaan yi l'islam yu mel noonu waaw. boo demee ba si biir nag comme ni nga waxee léegi tey nit ki xam dafay gëstu xam nga dax am na keroog ko mu laaj loolu mu ne ma est-ce que nit ki mun na yem rek jàng diineem ci réseaux sociaux mu ne ko déedéet jàng jëlee ci réseaux sociaux déedéet ndax jàng gis nga ilmu xam-xam nekkul fii batal kutub mais mi ngi fi afwaahi rijaal ñu ni xam-xam nekkul ci téere ya mi ngi si biir xol yi dama wax benn mbir dafa am benn waay ji nga xam ni dafa jëlee xam-xam ci téere ba dem nekk ngeen fajkat di faj mu gis benn téere bi nga xam ni daf si gis benn saafara mu ni saafara boobu kon léegi maanaam am na feebar bi nga xam ne boo koy faj yaa ngi koy fajee maanaam habbatu sawda dégg nga de xam nga habbatu sawda waaw léegi moom si téere ba dafa doon faj kii nga xam ne dafa am problème bët ñu ne que bët boo jëlee habbatu sawda nga def ko si bët bi mun na ko saafara waaye si téere boobu mu gëstu ndekete habbatu sawda ñu def hayyatu sawda xam nga baa boobu ñu def si benn tomb moo nekk hayyatu sawda xam nga luy hayya mooy jaan. mooy jaan ci arab jaan bu ñuul. mooy jaan bu ñuul. au lieu mu nekk habbatu sawda bi grain bu ñuul bi. waaw waaye jaan bu ñuul la. waaw dama la bëgg a wax benn tomb. ci bind moo soppi maanaa li mu doon soxla moom. léegi mu ni comme léegi saafara bi damay jël hayyatu sawda benn jaan bu ñuul laa jël rey ko dégg nga jël maanaam li nga xam mooy deretam yooyu def ko si bëtu waa ji mu def ko si bëtu waa ji gumba dégg nga wax ji de te xoolal benn tomb habba ak hayya gis nga nu mu changé maanaa bi. maanaam habbatu sawda waroon nekk ñu def heure def ca. waaw ba ca kaw waaw nekk hayyatu sawda. moo tax loolu laa la bëgg wax. xam-xam duñ koy jëli si maanaam si borom xam-xam. Yonent bi sallam dafa daan toog si jàkk saxaaba yi xam-xam bi nu jàng da nga ko doon jël mubasharatan en direct ak lii mooy xam-xam bu sell moo tax tey xam-xam bëri na waaye amul barke dañ ko wax jëlee amul barke ndax bu njëkk nit dafa daa am xam-xam bu am barke dafa daan toog ñuy wax muy dégg di bind mu am barke mais tey xoolal xam-xam bi yaatu na trop mais tey lu nu gën a marqué mooy lan mooy jahal bi ignorance tey la gën bëri te xam-xam tey la gën a yaatu tax lan ndax barke ba fa neewatul. te avant da nga doon def ci sa bopp. di denc ci sa bopp. di denc pour di mën a transmettre. waaw waaye léegi comme que proximité dafa am. maanaam yow xam nga ni lii tey ji bu ma ko soxlaawee. téere bi bari na avant téere sax bariwul woon en fait. mënoon nga tukki pour gis ay téere ay dëkk-dëkk. téere wala boo ñëwee si dëkk benn ñaar ñoo fay am ay. téere donc téere bariwul woon donc boo daan am téere bi da ngay essayer li nekk ci téere bi nga def ko ci sa bopp léegi comme que téere yi bari na internet bi aussi fees na ak ay téere yow léegi dootoo wax ni da nga jarul ma koy feesal jarul may feesal sama bopp bi effectivement parce que saa yu ma ko soxlawee rek mën naa koo kii même alxuraan bi sax am na ñoo xam ne jàpp nañu nécessaire ki nga koy tari ndax avant alxuraan baa ngi woon ci biir nit ñi téere yi amoon na mais bariwul daara ja benn téere fay nekk ñu koy xool di ca bind ndongo yëpp nag pare nekk ay kaamil mais léegi nii dafa sakkan ba tax nit ñi sama classe gi dana comme que am naa lu ma jullee li ci des moom naa koy liir rek su ma ci buggee barkeelu wala su ma ci amee lu may seet aussi dem ibbi sama téere wala dem ci sama téléphone daal di koy rechercher léegi est-ce que ñàkk barkeel boobu tamit li ñu ko ñàkk léegi di ko def suñu bopp yi moo tax. ci lu wér. imam Shafii yaakaar na imam Shafii la dafa ni man sama xam-xam fu mu dem day ànd ak man. exactement. xam-xam day ànd ak doomu aadama. donc nit ki xam-xam dafa nekk si yow. xam nga dafa am benn professeur
suñu benn professeur bu noonu jàngal français la déjà maa ngi fàttaliku seconde ci lycée des garçons dafa am benn wax bi mu naan wax mu ne nu la connaissance c'est ce qui reste quand on a tout oublié xam nga tey connaissance xam-xam mooy li des li nga jàngale yow li nga xam ne moo des sa biir bopp la mooy connaissance wala wallaay ginnaaw bi nga fàttee lépp gannaaw bi nga fàttee li nga des sa bopp la mooy xam-xam maa imam Shafi'i doon la wax mu ne sama xam-xam ci marché yi bu fa demee day ànd ak man ci mbedd day ànd ak man li mooy xam-xam dégg nga wax ji de mooy moo tax mu naan sama doom maa ngi wax ke sama doom mu ne ko yow tey yaa ngi jàng benn mbir naan da koy fàtte sootul Baqara doon jàng temps yi passé di ko jàng ba mu ma raablam ki ko doon jàngal dem mbedd yi bi mu ñëwee ma ko révisé loo mu fàtte du bëri mu ne ko li nga fàtte yow man plus de 20 ans laa ko jàng te fàtte wu ma ko te yaa nga fàtte yow. waaw parce que yow ba ngay jàng mémoire amatul yow ba ngay jàng réseaux sociaux amul tablette amul téléphone amul loolu problème bi en fait liy distraire xale yëpp nag bépp xale bu nekk nga boo yóbbee sa doom xadara suñ ko joxee vacances su 15 jours wala 3 semaines mu ñëw ci yow su delloowee sëriñam da koy delloo ndaxte bu temps bi mu nekk ak yow distraction kese la am dootuñu xalaat waaw xam nga léegi xale yi smartphone yi xam c'est ça le problème xam nga xale yi léegi dootuñu xalaat ils vivent dans un monde virtuel loolu lay wax bés bu nekk gis nga léegi tey wax dëgg yàlla xale yi dootuñu xalaat amatuñu xalaat ils sont moins intelligents waaw xam ndax lan ndax téléphone yi xam léegi li nga xam ne yow da nga ko war a toog di ko def sa biir bopp mu mémoriser ko c'est bu njëkk nit dafa daan mémoriser ay téere yu bëri ku daan mémoriser yow xoolal ñoom ay saxeer ay ñoom Bukhari ay ñoom Muslim ki nga xam ni lu mat 500,000 hadith da nga ko naan resté macha allah xam nga ku ñuy wax par exemple xufaad wala xaafid wala maanaam da ngay registré mat ay 500 ay 1 million de xaju Christi de Christi xam nga mais tey xam nga luy problème bi tey mooy nit ñi amatuñu temps tey di mokkal dégg nga wax ji dégg nga léegi dafa am benn algérien bu ñu jàngal mu dafa daan wax mu ne kathiran mu ne qalil karra xayrun min kathir varra nee na lu néew sax sa biir bopp moo gën lu bëri saxul sa biir bopp dégg nga wax ji kon gis nga xale yi tey loolu lañu amatul tey barki dee maa ngi benn élève maa ngi koy jàngal di Excel ma indi benn TP rek mënuma oustaz di du dara ak calculatrice mi ngi fi ma ko gisee tu n'as même pas le temps di xalaat. dëgg la c'est vrai parce que avant da nga doon am ay tableau sinus cosinus ak yooyu noonu mais actuellement sa calculatrice rek ngay jël ay tableau ln ay logarithme loolu yëpp mais xale yi léegi yi tout est fin prêt yëpp daal prêt rek la comme genre fast food rek la da ngay ñëw rek affaire bi gaaw te bu njëkk tamit da nga koy gis sax ba ci école bi bu njëkk série scientifique yi dañ doon gën a fees sax que série littéraire yi mais léegi série scientifique yi dañoo vide tuuti élève soo ñëwee bac C tuuti élève ñoo fa nekk nombre bu ndaw bu restreint nga ñëw bac D nombre bi gën a tuuti ndax lan boo de waaw parce que xam nga jàng mën nañ ni jàng réellement mooy li scientifique mathématique yi ngay xalaat problème yi ngay résoudre muy physique bi muy chimie bi dafa laaj ay réflexion yu bëri exactement muy science naturelle bi expérience yi ñu war a di def nga jël ay composition ay chimie ak physique bi mais loolu la élèves yi du jël temps pour di waaw duñ ko mun élèves mauritanien yëpp boo gisee li nga xam ne moom moo di physique chimie dafa nekk seen problème tey soo toogee ak ku mel ne sama nijaay Dame Fall maa ngi koy nuyu bu sinim danaan la physique mooy li gën a yomb pour moom nee na moom matière yëpp la physique mooy li gën a yomb parce que physique lu nga xam te nii la looy dund la ci nature bi la boo jëlee benn poids boo ko suspendre pour moom nga war a mën a comprendre li war a tax poids bi nekk fa wala muy daanu pour moom loolu mooy lu évidence la pour moom physique alors que tey boo ñëwee du Mauritanie rek monde bi yëpp série scientifique yi dañuy gën a di ñëw ay élèves dañuy am problème yooyu parce que amatuñu temps di observer la nature xale yi loolu la bëggoon wax amatuñu temps di observer di def yenn observation yu bëri exactement amatuñu temps di observer xëy na avant sax xale
ca jamono yooyu xale moom mënoon na def physique sax te fekk jàngul physique parce que mi ngi xool nature bi mi ngi xool ay affaire di xalaat lii lan moo ko war a def nii mais léegi xale amatuñu temps boobu bépp temps bu ñu am moom moo di jël ay application ay jeux yoo xam ne def nañ ko ba pare ñoom nekk di si fo malheureusement même léegi école ba sax dañ la jox ay ordinateur ni la demal def ko ci ordinateur donc xaw ma nag fii ak ay ati at fan la ñu jëm. xam nga malheureusement day wàllandiku si diine bi. loolu mooy problème bi. xam nga problème bi mooy loolu xam nga problème bi mooy lan. mooy du ne xam nga yenn façon yëpp waxoon na ko. nee na dana am jamono yi nga xam ni xam-xam day dem. xam-xam nan lay demee. si maanaam borom xam-xam yi di faatu. borom xam noonu lay demee. xam-xam. du mu yëkkate ko. du day fekk borom xam-xam yi di faatu. noonu la xam-xam di demee. dégg nga kon du ñuy gën dem borom xam-xam di gën faatu noonu la xam-xam di yéegi. nee na dañ dem à la fin ñu dem dese ay ñi nga xam ni ñooy ay jaahil di def ay fatwa ñi ay nit. dégg nga di jël ay nit te gis nga ko tey yow. gis nga tey barki démb. ñu ngi si nga xam ne du mu wax turam sax xam naa ni. si réseaux sociaux si benn chaîne télévision Sénégal. dafa bëri sax ñi nga xam ne ñuy taxaw di wax si tuuru diine ñi nga xam ne ay rappeurs lañu. un rappeur di wax si tuuru diine di def ay fatwa di def ay wax si tuuru diine. xam nga aussi franchement tey lu gën doy waar mooy lan mooy diine ñi nga xam ne ñu dul nit yi diine ñooy waxu diine. di def ay fatwa c'est grave. xam nga d'accord naa. ki nga xam ne rappeur la ki nga xam ni. chanteur la sa domaine maîtrise nga wax sa domaine ki nga xam ne rappeur la d'accord ki nga xam ne maanaam def théâtre d'accord ku nekk ak sa domaine mais nana bàyyi diini bi ak seen domaine mais duñu bëgg tey mbirum diin ñëpp si wax tey du yoon day gis nit di wax man daal sama xalaat temps moo tax dérive yi bàyyi te diine moo tax mu garaaw xam kuy dem bay wax maanaam mais jigéen ñi xam ni seen carte yi nii yore ay carte kii mais c'est logique ñu ne ay carte jigéen ñi xam ni ñuy jaay seen bopp carte yi nii am ni waa ji neen c'est logique ndax am ñi xam ni daf leen arrangé di wax loolu xam nga loolu c'est grave sa xalaat nga wax xam nga am ay textes yu ñëw si l'islam textes yu ñëw si alxuraan yow nga ñëw textes yooyu nga koy bëgg mën a dajji si sa xam-xam si sa bànneex rek sa gis-gis lii mooy problème bi tey dëgg la nanu bàyyi diine ak ñi ci diine yi du dëgg tey nag jamono ñëppay wax si diine ndax tey internet chaque fois dama ko wax si WhatsApp yi groupe WhatsApp yi damay wax dëgg yàlla tey xam nga dafa am ay sites juifs ay sites laa wax yi nga xam ni du ñuy prôner ay information sur l'islam. te yoo xam ne nii boo demee. pour lan pour détourner ay nit. te boo demee. waaw asl ba islam da koy xeex. mooy li ma la wax ni xam nga boo jëlee benn site bi nga xam day jël benn xadis mawdu. xadis bu nu sosal yéen sasalam di ko prôner. yow nga ñëw di jàng yooyu di ko jëfe yaa ngi dugg si bidaa fekk yow xamuloo ni yow xadis bii xadis mawdu la. nga koy ñëw di si jaamu yàlla te xadis bu mawdu kenn si jaamu yàlla. exemple laa joxe rek ma tax ma ni il faut ngay ràññee soo dul ràññee loolu c'est un problème da nga ñëw rek gis si internet tàppe rek gis benn xadis rek nga ñëw taxaw xam nga fekk mbir mi dafa am lu doy waar lu si nekk il faut ñuy gëstu beneen mbir tamit moom moo di internet bi réseaux sociaux bi ni mu amee wàllum diine tax na ba comme ni nga wax ku amul xam-xam mën na wax si diine parce que léegi nii soo jëlee benn nit rek boo xam ne ni moom mën na wax en public éloquent na maanaam xam na wax mën na captiver nit ñi xam na tuuti diine rek mën nañ ko wax suba ñu woo ko dañoo bëgg nga defal ñu conférence ñu invité ko defal ñu conférence par exemple la femme et l'islam day dem ba dugg ci Google la femme et l'islam alors que moom xam-xam bi eggul foofu donc si lu mu tombé rek day te la muy gis da cay xool lu gën a méngoog jamono lu gën a ñi ñu ñuy waxal nu ñuy mën a déggee mu waxee noonu te loolu rek pour day nekk danger si société bi man taxawaay la jullit yi nag war a am fulla taxawaay ko ñi xam wallaay ñu ngi koy wax saa su nekk si réseaux sociaux yi chaque fois du koy wax loolu la ñu koy wax ñu ngi koy dénoncer ñu ngi koy wax mooy li mu wax léegi rek mooy nanu bàyyi diine bi nitu diine yi te diine dafa am ay base yi nga xam ne nit ki fekkee base boobu amoo ko doo ci mën wax waroo ci wax xam nga te xam nga lu si gën doy war mooy lan yàlla dafa ne subhanahu wa taala wala taqfu ma laysa laka bihi ilm bul wax li nga xam ni amoo ci benn xam-xam inna sama wal basar wal fuaad kullu ulaa'ika kaana anhu mas'uula loolu dana ko laaj yawmal qiyaama ëllëg kon nit ki boo waxee li nga xam ne xamoo ko si diine c'est très grave ñaar mooy lan yonent bi sallallahu alayhi wa sallam man kaana yu'minu billahi
wa bil yawmil aaxir falyaqul xayran aw liyasmut. ku gëm yàlla gëm yawmal qiyaam sa làmmiñ ji na nga ci wax yiw wala nga noppi. kon c'est important démb lan ma doon laaj. benn démb rek du ma ko doon laaj ci groupe WhatsApp bi. ñu may laaj ni est-ce que maanaam réseaux sociaux yi. ñi siy wax di jëw ay nit est-ce que loolu jëw la mu ne ko bien sûr jëw la kay. jëw la kay. jëw la kay bu yaatu xam nga nekk du jëw. jëw bu ñuy partagé. jëw la yow boo jëwee par exemple benn nit ngay wax ci moom. di wax ci moom. yaa ngi koy jëw donte sax si réseaux sociaux yi la. xam nga yaakaar jëw mooy sama waa ji ñu ngi nii ñu ngi jëwante tout ça non loolu jëw la. loolu jëw la kon bu ñu yaakaar ni maanaam wax si réseaux sociaux du jëw jëw la kay. mais jëw dina. mais loolu c'est grave dina grave parce que des fois dama koy xool rek. nga gis benn star wala benn nit bu siiw. li mu wax ni ñoom lay ëpp siiw du jàmmi borom. bu def dara. waaw. mu nga gis famille la mun nag toog. papa jéeg yaay jéeg doom yeeg. def ko mu nekk. def ko sujet de discussion. waaw ku ne di si joxe avem. ñii di ànd ak moom di ko kii ñii di ko contre. kon te loolu lépp jëw la. loolu jëw la kay te xam nga lu si gën doy waar. kon xasanaat yaa ngi ñu ngi ko koy. ñu ngi ko koy jox ñu ngi ko koy jox. waaw ñu ngi koy jox xam nga loolu moo doy waar. xam nga ñun duñu yaakaar ni xam nga dafa am beneen borom xam nee na. ku jàpp ni. sa wax yi ngay wax bokkul si sa jëf. dégg nga wax ji am ñoo xam ne dañoo jàpp ni seen wax bokkul seen jëf. c'est ça le problème xam nga boo taxee ne man yow nga jàpp ne wax bokkul sa jëf. yow juum nga. wax si jëf la bokk. du dëgg te aussi naa la wax benn mbir. li ëpp liy dugg nit safara xam nga lan la. làmmiñ ak pëy. akthara maa yudxilu naar al-fam wal farj. kama qaala nabi sallallahu alayhi wa sallam. li ëpp liy dugg nit safara mooy làmmiñ ak pëy doomu aadama. da nga wax ji de. loolu moo tax. wax dafa bokk si jëf da ngay gis ay sërëfu saalex da gis ki nga xam ne ndeysaan dafa daan toog ajjuma laa wax ba ajjuma li muy wax si semaine boobu war nga ko mun bind ndax néew ñu naan noppi lu bëri mais tey coow dafa bëri tey coow rek kay ah moom kay yaakaar naa moom nit ñi parce que dangay gis par exemple comme li ñuy wax léegi sextape yi si réseaux sociaux yi maanaam nit buy foo duggal ko ci réseaux sociaux. mu toog ay weer mu def buzz. waaw buzz bi mooy ku nekkoon koy wax. diw de la mu def. diw de lii. diw de laa. maanaam bu yàggee est-ce que moom buzz boobu. du ko jox ci xasanaat sax lu far bàkkaaram bu rëy boobu mu def ba tasaaroo si jamono. waaw xam nga muskila bi loolu mooy problème bi xam nga dafa am Hasan Basri. dafa am ku ko jëw. waa ji ko jëw ci muy jël benn waay ji mu woo ko mu ne ko kii mooy jëw damay yëbul ko tàndarma mu jox ko addiya tàndarma waa ji ñëw mu ne ko kii de Hasan Basri boo la ko jox ndax da nga ko jox ay yiw mu ne ban yiw mu ne da nga ko jëw moo tax mu ne remercier ndax da nga ko jëw na ko jox ay xasanaat da nga wax ji de loolu moo tax nanu bàyyi xel ni maanaam réseaux sociaux yi wax yi ciy wax ci politiciens yi yooyu yëpp ay yow la moo tax ñu war def attention. ah mais dina métti di si bañ wax dina métti kay. dina métti de dina métti kay parce que man moom tey jii ñaari politiciens bu ñu jotee. moo fexe man man de sama bopp laa xam. loolu mooy problème bi. faaw ma wax ci. loolu mooy problème bi. xam nga lu war a yar sunu laaj tey Moussa Fallo tey jii boo defee actualité. dara mun fexe ba du ma ci wax. waaw loolu mooy problème bi nag. xam nga mais vraiment dañoo war a yar sunu làmmiñ ci loolu. xam nga luy problème bi. mais ñun journalistes yi nga xam ne ñun dañuy ñun wax. mais yéen d'accord yéen mën nañ toog ci plateau par exemple analyse toog. waaw am diw ñu def photo politicien diw xam nga ñuy def ay analyse ay critique des fois nii dañuy dugg sax ba ci vie privée di wax moom wóor na nga sax ki ngay waxal xëy na mi ngi jàkkaarloog yow mais yaa ngi wax li ngay wax mi ngi lay dégg te yow bu dee loolu moom mooy sa gagne-pain tey am na ñi nga xamante ni même à l'international ay consultants la ñu dañ leen di woo ci plateau yi ñuy wax ci nit ñi dañuy wax ci nit ñi wax ji xëy ni sax wax ji ñuy bëgg wax ci bi wax ci nit ñi kooku bëgg ko dégg wala bëggul ko waxal mais dañuy toog di ko wax ñooñ tamit ba tey ñu ngi jëw mais xam nga yéen dafa am benn aaya Qur'an bi joxe benn information wala benn maanaam orientation ci mbir média mooy yaa ayyuhal lazina amanu in jaakum faasiqun bi naba fatabayyanu yéen ñi nga xam ne gëm yàlla ku leen indil une information na ngeen que am na benn riwaay bi wax fatazabatu mooy information bu lay indil na nga ko càmbar bul rek information ñëw rek nga wax
xam nga soo waxee yaa ngi vilipender yaa ngi diffuser li nga xam ne maanaam du dëgg c'est ça le problème te yow loolu aussi mu ngi si dugg weeje nit dem dugg si xam nga gis nga kullu muslim ala muslim haram damuhu wa maaluhu wa irduhu gis nga diggante jullit ak jullit dafa am ñetti mbir yoo xam ne dafa araam suñu diggante bokk na si irduhu mooy son honneur xam nga ngay jëw nit ngay wax si deru nit dafa dangereux a yuhibbu ahadukum an yaakula laxma axihi mayitan fa karihtumuuh xam nga yàlla la wax yàlla nee na kan si yéen moo bëgg lekk maanaam sa mbokkum jullit dee ba nekk médd ngay lekk si yàppam kan ma ko bëgg loolu ñu ne kenn bëggul loolu lii mooy jëw dégg nga wax ji de kon yéen ñi nga xam yéenay journalistes yi bàyyi leen xel ci loolu information bu leen nangu ji du gis ay fake news li nga xam ne baaxul li nga xam du dëgg li nga xam ne dañu koy def maanaam non des fois même information bu vrai bi da nga siy jëw parce que information la xëy na nit noonu ñëwee si information vrai joxe information ci information boo xam ne nii dëgg la nga joxe ko ci nit ki xëy na nit ki moom loolu bëggul nit xam ko mi ngi koy nëbb mais naa la wax benn parenthèse gis nga ki nga xam ni ba nga xam ñu ngi wax ni maanaam ki nga xam ni dafa nekk vasiq kon léegi ba nekk si benn quartier am benn waay ji xam man dafay sàcc day sàcc dafa lay wax information rek xam day sàcc si koñ bi ma xam ku ñëw rek moom moo dàq randal fii quoi man mun naa ñëw si Ndeye Fatou mu ne Ndeye Fatou mayetul diw day sàcc man jëwuma ko xam ndax lan fii avertissement la yow par exemple yow léegi journaliste yow de daa mu def loo mel noonu daa mu maanaam su ma amee preuve ni benn ministre mi ngi détourné par exemple waaw justement mais da nga nu wax loolu nit ñi pour ñu xam ne kii li muy def jaaduwul da nga wax ji de man loolu day dugg si genre avertissement nag moytul de kii waa ji de bu ñëwee sa kër nga bàyyi xel ci moom xam nga mais xam nga fan lay waxee man problème rumeur nga xam ni rumeur nga xam ni maanaam du am dara lu wóor looy wax xam nga am na loo xam ne du rumeur nga jël vidéo jàmbur waaw moom vidéo bi moom xëy na lam cay def bëggul kenn gis ko yow nga tombé ca vidéo ba jël ko tasaare ko loolu c'est grave c'est très grave xam nga loolu mooy lan loolu mooy espionnage ku ne di ko wax te parce que ku ko gis di nga wax di nga ci wax mais yow mi ko tasaare yaa def erreur waaw beneen mbir waaw tey bëgg naa nga ñëw si nii réseaux sociaux yi waaw am vidéo nit bu futteeku waroo gis awraam yow mi ko jot est-ce que boo ko wasaaree yow tamit nombre de personnes yi nga ko wasaare ñooñu tamit wasaare war ko yeneen nombre de personnes bàkkaar bi nga ci war a mën a am yow mi ko tasaare tamit bëgg naa tamit nga ñëw ci loolu ci lu wér man sanna bil islam sunna hasana fa lahu ajruha wa ajru man amila biha wa man sanna fil islam sunna sayyi'a fa lahu wizruha wa wizru man amila biha képp ku tasaarool mbon di nga am bàkkaar tasaar bi ko tasaari ak képp ku ko seetaan da nga ci am bàkkaar yow naa la wax benn mbir gis nga doomu aadama yi kenn ki moo rey kenn ki Haabil moo rey Xaabil Xaabil moo rey Haabil dégg nga bi mu ko reyee ñu ni képp ku rey nit ba àdduna di tukki moom da ci am wàllam ndax moo njëkk rey nit waaw beneen mbir statut par exemple loolu leer na statut par exemple ma am sama benn cousine boo xam te ni moom muuruwul def na photo bu rafet statut ma jël ko capturé ko def ci boppam def ko muuruwul waaw ma partagé capturé ko ma capturé ko partagé wala mu yónnee ma ko ma partagé ko est-ce que tamit parce que yoo xam ne jigéen warut a def bopp neen est-ce que partage boobu ma ciy partagé dama siy am man tamit ay bàkkaar wala am nga bàkkaar yow am na bàkkaar moom mi nga xam ne moom moo def bopp neen si maa ngi wax keroog si profil am xam maanaam jigéen ñi da ngeen moytu seen i profil di si def li nga xam ne maanaam du noonu xam nga sa profil nga def si li nga xam ni mooy bopp neen képp ku ko seetaan di nga ci am bàkkaar yow subhanallah dafa garaaw képp ku ko seetaan di nga ci am bàkkaar yow mi nga xam ni profil boobu nga xam ne moom mi nga xam ne moo def bopp neen def na bàkkaar de mais yow miy partagé loolu def nga bàkkaar képp ku ko seetaan def nga bàkkaar yow miy partagé ko mais des fois dafa garaaw de yàlla bu bari lu yërmande yàlla kay pour nekk nag wax nit ñi ñoo war normal jaadu nit ñi ñoo war a jaadu sama xam ne nit ñi
war nañu jaadu mel nit ñi jaadu si ñoom dina jafe waaye Mawlaana rek mu xanaa mu Yàlla baax na. waaw nañu yërëm te di ñu yërëm ñu te gindi ñu beneen bi mooy nit ku décédé waaw yàlla na ko yàlla yërëm nga jël photom boo xamante ne nii moom solu ca yëre moom mel na ca def na greffage solu na ween yaa ngi génn wala cërëm baat lu bari ca ma ngay génn nga posté ko defal ko ci na ko yàlla yërëm est-ce que yow tamit bien vrai que moom dëddu na nekkoo di ko jural ay bàkkaar mais xam nga fan la bàkkaar ba commencé. moom mi nga xam ni moo def loolu. dëgg la partagé ko sur réseaux sociaux yi. dëgg la xam na am benn waay bi nga xam ne benn waay. dafa doon partagé. ay scènes pornographiques. chaque jour si ay groupe waa ji dem na ba faatu. dem na ba faatu laa wax de. lu mu doon partagé nekk daf ko programmé woon. muy continuer. waa ji faatu na te kenn xamu si dara te yooyu mi ngi ñëw au jour le jour les gens étaient étonnés. ñu ne kii faatu na ba pare te li mu doon partagé mu doon ñëw au jour le jour. comprendre nga. dafa am benn application bi nga xam ni. dafay kon léegi mun na ko programmer pour durant 1 mois. dégg nga wax ji de. moom faatu na. li mu doon partagé chaque jour dana ñëw si ñu mu war a ñëw. bien sûr. dégg nga wax ji de. waaw kon c'est-à-dire que chaque jour ñu ngi koy bindal ay bakkaar. te moom dëddu na. te dëddu na. xam nga loolu lay wax bés bu nekk mën na jigéen dana bàyyi xel ci loolu. xam nga par exemple ki nga xam ne dafa jël bopp neen nag yaramu neen di ko def si WhatsApp bi. xam nga lu war a seet yéen jigéen ñi nga war a seet. mooy seen i doom ak seen i sët gis nga lu dugg si YouTube wala lu dugg si Facebook dootul dañati. mais am nañu jàpp ñu loolu dara nekku ci baax. mais xam nga luy problème bi say doom. yow de par exemple jàpp ñu loolu dara nekku ci. xam nga ndey wax xoolal xam nga lu gën ñaaw. mooy ñu ni ndeysaan kii di moo doon maamu kële. di ko wax nga am ay doom. ñi wax yow sa yaay mi ngi nii. wala photo yu bon si moom fekk mu amal na sa farlu. dëgg la ndax ñu xam sax nga lii léegi bu mooy ñu danger gisee photo mère yi ñu def seen gaafa. waaw sol seen exemple bref wàccee bref bi nii bàyyi ba gaafa bi noonu sax waaw des fois daf ñuy déranger. waxuma laag nag. waa tàggatoon. xam nga lii nag sujet bu yaatu la wax dëgg yàlla macha allah. si bu yaatu la mën nañ si wax lu dul jeex parce ñu ngi lay gërëm di la que sant suñu vie yëpp léegi ci autour des réseaux sociaux incha allah xam naa du ñàkk ñu gën si yaatalaat incha allah. su ko defee ñu ngi gërëm ñëpp ñu ngi doon seetaan si maanaam si émission bi. jërë gërëm di la sant incha allah xam naa rek yoon woon si benn. incha allah yaatalaat incha allah waaye tembe am na solo trop ndax dafa lëm la jamono macha allah. su ko defee ñu ngi leen tàggu ba beneen yoon incha allah. barakallah di ko jaajëfal bu baax ci xam-xam macha allah bu sell bi te yaatu moom tamit oustaz la mais mën nañu oustaazu jamono la parce que day yëngatu lu bari ci réseaux sociaux yi am groupe WhatsApp am tamit di def aussi ay das ci YouTube ci Facebook yëpp ngeen rek gindi ndaw yi comme que ndaw yi boo leen bëggee gindi yaakaar naa da nga leen di fekk ci seen terrain te ndaw yi ñu ngi ci biir réseaux sociaux yi kon nag di ko jaajëfal bu baax di ñaan yàlla rek may ko ci loolu ay ndam yu bari te ndamam du dul nit ñi gindeeku kon yàlla na ko yàlla defal ko mboolem julit ñu bàyyi suñu xel rek ci lu ñuy def ci réseaux sociaux yi parce que àdduna moom du kër dañ fiy ba jaar rek jàll bis bu ne boo xoolee sa page Facebook nga gis ay nit ñu bari ñu def seen photo yi def ci ay rangooñ ñu fekk ñooñu dem nañu te yéen a bokkoon réseaux sociaux yi man mii tôt ou tard dañuy jël sama ay photo yi nekk actuellement def ci ay rangooñ yooyu noonu di wax ni yàlla na ko yàlla yërëm kon nag nañu rafetal rek incha allah te xam ni rek lépp dafay jeex te dañuy wuyu ji suñu borom te buñ ko wuyoo yàlla nañu jubóog moom yàlla buñ fi bàyyi ay jëf yoo xam te ni daf ñuy indil ay bàkkaar ndax dara gënul metti dee di def say bàkkaar di continuer waaw di jaajëfal ñëpp rek di wax rek yàlla ñu yàlla gindi ñun ñëpp te ñu ci yoonu siraatal mustaqima di leen jox dig daje ba beneen yoon incha allah